aywa Cheikh Diop lañ ci àndal ni ñu koy defee saa su ne maa ngi lay nuyu di la ziar. delloo ziar wér Fati maa ngi lay fay. nuyu sama naataango yi ndi mbokk téléspectateurs yi télévision Futurs Médias. très bien yéen a kaay yeeg la mu fay kan moo woon sànq maa ngi la wala. Malick waaw. Cheikh Anta Diop bi ci élément bi la jaawale woon ak Cheikh Tidiane Diaw. pour man Cheikh la pour man mais nañ ko nañ bàyyi noonu. pour man Cheikh la parce que mënul toog démb ñëwul ba pare tey ñëw mënul suivre. Cheikh dafa bëri ay problème ñu tàmbalee ko ak l'Observateur à la une mu mel ni la grande manifestation de Yewwi Askan Wi. ça passe ou ça casse tout en rouge li ñu ko daal di xaatime mu mel ni nag li nga xam ne moom moo di rassemblement bu Yewwi Askan Wi war a amal ni ki tey jii fa nga xam ne nag moom moo di ca place de la nation ni ki démb ñoom ñi leen nga xam ne ñoom ñoo féete ci kujje gi doon amal aw jano ak way taskatu xibaar yi mu mel ni itam ñoom ñooñee nag li ñu xamle moom moo di gis ñu leen loo xamante ni daan leen mën a téye ngir rek ñu amal li nga xam ne nag moom moo di wàllu doxu ñaxtu woowee lañ ca jublu itam bokk na ci daal di waxtaan ak askan wi li nga xam ne nag moom moo di tolluwaayu jamono soxna Faty lépp lu soxal itam li ñuy gis ci xew-xew yu yees yi li ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi lu ci mel ni mariage yi ak itam yenn ci ay dérive yoo xamante ni nag da ci amee lépp l'Observateur mu ngi ñu koy jàngatal ci li nga xam ne nag moom moo di page 8 wàllu yoon itam lépp lu ñeel wàllu secret ci mbirum détournement d'engrais wu 3,9 milliards de francs CFA xam nga ne boobaak léegi ñu ngi ci doon addu leneen itam loo xamante ni l'Observateur diggaat na ci li nga xam ne nag moom moo di page 7 daañu wax itam ci lu soxal mbirum li nga xam ne moom moo di la xew ca diwaan bu Tivaouane hôpital Maam Abdou génnuk àddina lu toll ci fukk ak benn ci ay bébé mu mel ni nag doyen des juges daal nay laale bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon wàllu courant ba ak yeneen yu ni xeetoo mu ñeel l'enquête ba tey bi nga xam ne moom moo ci wëy ci tout tànk yooyu nga xam ne ñoom ñoo génn àddina ci hôpital Maam Abdoul Aziz Sy Dabakh lu soxal itam wàllu crise bi nga xam ne moom lañ nemmeeku ci secteur wu santé wi ak itam sage-femme yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante nii nag ñu ngi koy jànkonteel wala boog scandale itam daal nañ ci yëy yàbbi enquête moom moo gisee lu ni mel parcours Cheikh Tidiane Sy ancien ministre tranche ak itam leçon de vie la rek daal di gisee lu ni mel mën nañ si na koo yër ci li nga xam ne nag moom moo di enquête beneen ab quotidien mu dikkaat si mu di le quotidien dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di la ñu nam amal ca place de l'obélisque mu mel ni itam ni ki tey ji nag ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci kujj gi woolu nañ askan bi bu baax a baax ngir rek ñu teew ngir rek seen aw mébét ñu mën koo mottali bokk na ci li nga xam ne moom moo di ay jafe-jafe ci réew bu Sénégal trafic d'ivoire fii ci Ndakaaru kenn koo xamante ni daal nañ koy jàppee ca diwaan bu Tilène le quotidien dikkaat na ci ak ñun ci li nga xam ne moom moo di page 3 lu soxal itam le soleil dikkaat ba tey ci pose bu première pierre bu tour RTS par le président de la République du Sénégal moom Macky Sall les futurs autour du service public de l'audiovisuel maanaam li nga xam ne moom moo di wàllu audiovisuel waa RTS itam na mu cee gis boppam bu baax a baax lu ni mel gis-gisu njiit bu réew bu Sénégal la moom Macky Sall leneen itam lu doy waar faati diwaan bu Médina jàpp plateau yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni nemmeeku nañ ko fa di ay doomi aadama yoo xamante ni nag ñoo nga doon faatante seen biir mu mel ni nag kenn ka ca njëkk Mohamed Touré lay wuyoo am ci lu tolloog ñaar fukki at ak ñeent daal di làbbali ki nga xam ne nag moom moo di Zakaria Camara am ci ñaar fukki at ak benn nag ci loo xamante ni moom moo leen boole bokk na ci ay dàll yu bees yoo xamante ni jundoon nañ ko leneen itam loo xamante ni am na fa itam bokk na ci taximan wi nga xam ne nag daal nay faat góor gile am ci lu tolloog juróom fukki at moom moomee nag muy génnee àddina ci kanamuk li nga xam ne nag moom moo di doomam bu jigéen lu soxal itam mbirum jéey ji nga xam ne nag moom moo am sa waax yu Nouadhibou bëri na ci ay nappkat yoo xamante ni ci la jamono jafe-jafe la ngir daal di leen di gis lu soxal itam wàllu 2 cadres soupçonnés yoo xamante ni nag joxoñ nañ leen baaraamu tuuma ci lu ñeel wàllu malversation financière présumée Askia assurance la kenn ki nag ba nga xam ne la ñuy amal lañ bët ba la rek daal di coppi li nga xam ne nag moom moo di système informatique bi daal di effacer yenn ci ay traces yoo xamante ni mënees na leen feeñal les échos dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di kile
nga xam ne dañ koy tuumaal jëm ci wàllu suuf moom jaraaf Youssou Ndoye ci la jamono itam daal dinay weddi mbir mi ba mu set jëmale ci association bu collectif bu Wakaam bi nga xam ne nag ñu ngi koy topp ci mbir mu ni mel. ñu dikkaat ci beneen mu di tribune dikkaat ak opposition bi xëy na fësal ku ci mel ni nag photo Bougane Gueye Dany bi nga xam ne nag ci la jamono luppul benn yoon njiit bu réew bu Sénégal di ko xam rek ne warees naa mën a arrêté ci yenn ci ay démarches yoo xamante ni mi ngi koy amal jëmale ci askan wi. bokk na itam ci ndaje wi nga xam ne wóolu nañu ko ca place de la nation Walf Quotidien dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag ñii de seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu koom ak yeneen yu xeetoo maanaam ay économiste ci njëgum dund wi nga xam ne daal na yokk ñoom seen ak gis-gis jàpp nañ ne lépp mënees naa yokkandoo faat yi ñu waxaat ci beneen ab yéenekaay Bés Bi Le Jour dikkaat ba tey ci lépp lu soxal wàllu violence ak itam manifestation wi nga xam ne Yewwi Askan Wi daana ko amal niki tey attention la rek daal di xëy fësal maanaam aw dànkaafu jëmale ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di askan wi. xam nga ne ñi féete ci kujje gi bi ñu waxee itam ñenn ci ñi nga xam ne ñoo féete ci mouvance présidentielle daal nañuy àddu ci li nga xam ne nag moom moo di doxu ñaxtu le wàllu wér-gu-yaram ba tey grève bi nga xam ne itam daañ ko nemmeeku F2S di décréter lu toll ci 72 heures de grève. ñu demaat ci leneen mu di laas dikkaat ba tey ci manifestation wi nga xam ne itam ñu féetee ci kujje gi bëgg nañ ko amal niki tey rapidement ñu baral ko. Vox Populi dikkaat ba tey ci Cheikh Oumar Anne wi nga xam ne itam mi ngi dànkaafu ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di opposition bi la ñu xamle mu di lu ñu dóobin rek ñoom itam ñu defee neneen. ñu waxaat itam ci source a wi nga xam ne dikkaat na lu yees yoo xamante ni taxaw nañ ci mu ñeel mbirum 94 milliards yi sommation wi nga xam ne Tahirou daal dina koy jote. Sud Quotidien dikkaat ba tey ci li lee nga xam ne nag moom moo ñeel Yewwi Askan Wi leneen loo xamante ni itam mënees na ko nemmeeku ci wàll wi njiit bu réew bu Sénégal daal yëkkati ay kaddu leneen itam loo xamante ni mënees na koo jàpp ci Sud Quotidien Ahmadou Ali Mbaye recteur bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jàpp ne rek ne du yomb benn yoon ñuy amal li nga xam ne nag moom moo di bile ndax itam dégg nga coow li nga xam ne moom moo ci amee témoin dikkaat ba tey ci bile muy manifestation bi kile nga xam ne itam xamee nañu ko ci lépp lu ñeel wàllu wér-gu-yaram daal nay addu moom Mbaala Ja Caam ci yenn ci yoo xamante ni itam doxalin la record dikkaat ba tey ci match wi nga xam ne nag ñu ngi ko doon amal ci stade Maître Abdoulaye Wade diwaan bu Diamniadio Rwanda Sénégal benn bal ci dara mu mel ni itam gaynde Sénégal yi mujj nañoo rek daal di rek jéggi yéen ci ay ndigg sërëx yoo xamante ni tegoon nañu ko mu mel ni itam chance bi daal dina leen di dab stade moom moo gisee lu ni mel moom Alioune Cissé wi nga xam ne itam moom moo di sélectionneur bi li mu xamle mu di match bu ni mel yombul woon benn yoon. dañu koy jeexalee ak sunu lambu faat yi Zalba mu ñeel combat ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin sox mën naa créer li nga xam ne nag moom moo di surprise jëmale ci ki nga xam ne moom moo di Franc pàcc wu njëkk wi ci li nga xam ne moom moo gën a fës ci yéenekaay yi xëy jukki tey ci mercredi bi. merci beaucoup Cheikh Diop. ci kanam ñaareelu pàcc bi di nga ko gën a yaatal. jërëjëf Cheikh Diop la ñu àndaloon ci yéenekaay ak la ñu xëyee Malick Chérif actu commenté bi mooy l'actualité du jour muy rassemblement wala manifestation bi nga xam ne foofee ca place de la nation waaye Yewwi Askan Wi dañ koo fas yéene amal. waaw tey moom mun nañu wax le Sénégal retient son souffle ndax manifester boobu ñëpp a ngi koy xaar lu wér te wóor moo di ni opposition bi li nga xam ne moom la ñuy def mooy nekk ci seen rôle mooy bu fekkee ni ci wàllu démocratie dañu jàpp ni dañu salfaañe seen àq ak seen yelleef li leen war mooy wane ko ci anam yi nga xam ne moom la yoon wax parce que suñu constitution moom moo daal di wax ne maanaam képp ku nga xam ne am nga loola naqari am nga sañ-sañu marche buñ la ko autorisé léegi nag marche bi ñi ngi wax autorisé nañ ko tard dans la nuit ñenn ñi ñi ngi am jeexi jaaxa ndax autorisé nañ ko wala déet mais autorisé ko mooy yoon parce que maanaam droit la bu nga xam ne constitution bi moom moo ko maye te tey opposition bi jàpp nañu ni li nga xam ne mooy dogal bi jógee ci conseil constitutionnel dëppoowul ak seen bëgg-bëgg dëppoowul yi tamit ak li nga xam ne dafay doxal démocratie ci réewum Sénégal parce que ku ne xam nañu ci wàllu wote boo ci jénnee li ëpp doole ci opposition bi dafay daal di indi problème donc loolu moo tax tey jii ñoom seen manifestation boobu dafa bokk ci seen plan d'action parce que ku nekk xam na ni opposant li ko war mooy taxaw
ci lépp lu nga xam ne mooy nguur gi def na ko te dëppoowul ak ñoom li nga xam ne noonu lañ jàppe ni noonu la war a doxee ñu taxawal seen plan d'action maintenant li ci am mooy tey li war état wu Sénégal mooy encadrer marche bi jox leen force de l'ordre yu doy force de l'ordre yu nga xam ne demuñu fa pour gazer demuñu fa pour mater de l'opposant ou bien pour mater des manifestants ñoom aussi ñi nga xam ne ñoo di opposition bi li leen war mooy taxaw wax ak seen ay militants ci lan la ñu nar ci combat bi nga xam ne moom la ñu fas yéene def parce que c'est un combat bu ñuy mener pour que ñoom ñu bokk ci vote yi te loolu yaakaar naa ni mbir la mu nga xam ne war nañ ko xoolaat càmbaraat ko ndax lu dul jàmm moo ko gën. Absolument, Chérif. waaw comme ni Malick wax lu dul jàmm moo gën. Sénégal de dëkk boo xamante ni dañ ne dëkku démocratie la mais liñ fi gis moom daanaka mënoo koo méngale ak démocratie wala bu fekkante ni am na it mën nañoo jàpp ni kon démocratie bi moom daanaka mi ngi ci comment ci Sénégal ndax image yi nga gis wala titre presse du jour bi il y a 10 ans 20 ans aussi ce sont les mêmes titres man dem pare woon naa ni bu ma xëyee dana am journal bu ne mercredi de tous les dangers. bu doon samedi ñu ne samedi de tous les dangers. sa yow ma faat yi kañ nga chaque jour nga dégg. donc ma lay wax ni kon y a un sérieux problème ci li nga xamante ni quand même moom mooy kon sunu démocratie fi Sénégal Malick mi nga wax bon retient son souffle je ne pense que waruñu woon egg foofu. parce que dañu nekk ci démocratie te boo xoolee constitution bu Sénégal moom may doomu aadama bi nga mën a manifester noo ko mënee su la neexee nga bind si ko ci xalima bu la neexee nga wax ko bu la neexee nga taxaw ñaxtu ko. loolu dañ ko voté woon Abdoulaye Wade bi fi ñëwee depuis constitution 2001 bi ci la ko defoon donc préfet bi autorisation am na ak amut je pense que li koy firndeel mooy arrêté te man gisaguma benn arrêté boo xamante ni. kon wane na ni autorisé na li nga xamante ni kon moom mooy manifester loolu laay wax xam nga looloo gën a garaaw maanaam war ñu woon a toog sax ba tey ñu naan autorisé nañ ko biig ak xaaju guddi et cetera parce que bu fekkante ni ñii def nañ régime déclaration lañ def dem nañ ñoom Déthié Fall déposé ci préfet ba ñu ngi ko jàppoon àllarba ba le passé mais dafa amoon ñoo xamante ñoom la leen jiitu woon ca place ba ñu woon ne tey jii leen koy defaat donc li am solo bu am solo mooy rassemblement lañ wax bu ne rassemblement nag du marche ci benn barab la ñu daje la leen métti ñu ne dañ ko fay toog wax ko donc loolu moom mën nañ ko nangul doomu sénégalais bu nekk moom mooy li nga xamante ni moom la ko yoon may li bon rek mooy mu ëppal maanaam mu dégénéré et je pense que c'est des personnes très responsables j'ai vu un tweet boo xamante ni Khalifa Sall lui-même il l'a fait et ci suuf def na bind na moo bu am solo mooy responsabilité donc nan bàyyi ñi nga xamante ni ñoo bëgg a manifester fu mu mën a doon li leen métti ñu taxaw wax ko parce que place de l'Obélisque moom Macky Sall mii xam na ko bu baax en 2011 2012 daana fa dem di manifester moo fa yóbboon sax benn mer gàddu ba ne conseil constitutionnel bu invalidé candidature Ablaye Wade dafa lay fanaan donc loolu aussi il faut ñu koy fàttaliku mënun boo nekkee ci opposition bi nag ngay xalaat institution yi ngay wax lu la neex boo ñëwee pouvoir changer je pense que li am solo bu am solo mooy ñu bañ a nangu rek ñu yàq ak et cetera gis na nag par contre ci réseaux sociaux yi ay appels yoo xamante ne ñu koy def xëy na je pense que bokkuñ ci ñi nga xamante ñooy woote ay manifestations di cibler ay barab stratégique nan taal et cetera loolu moom c'est inacceptable dans un pays même ñi ci pouvoir bi aussi yoon mooy leen ñuy cibler naan dem kër opposition bi di leen sax dem ci li nga xamante ni comme mooy ci Google Map naan fii leen dëkk et cetera loolu moom buñ fa eggee ba to egg fa moo lay wan ni kon Sénégal jar naa tiital ndax loolu mosul koo xam ci li nga xam ne mooy démocratie match nag moo taxoon mu am fii mooy bi ni ciblé ay kër yu ñenn ji leen taal je pense que jàngat nañ ci ba loolu waru fee amaat donc fu mu mën a jógee li am solo mooy sérénité na dal am ñi manifester nan manifester parce que mooy seen rôle ñi nga xamante ne tam ñooy gouverner ñu war a gouverner quand même mu mooy seen rôle su ko defee quand même vitalité démocratie la maa ngi leen ko doon fi sànq présence opposition ci assemblée nationale mënul ñàkk parce que bu amul rek mooy waral yu mel parce que am na cas bu fi amoon en 2007 bi Abdoulaye Wade bi ñu falaatee Abdoulaye Wade ci année boobu ñu ne woon ay gars yi ne ay jinne ñoo ko voteel ñoom bu ko def ñoom Moustapha Niasse ak ñoom ñi nga xamante ñooy Tanor ñun appelé woon à l'époque l'opposition significative dañu boycotté woon assemblée bi loolu waraloon après assise nationale am fii après si benn sigil Sénégal daal di ñëw donc boo am une opposition moom ci assemblée nationale la leen métti ñi koy wax ci assemblée nationale ba ca mbedd ma rek lañ koy defee te moom mooy waral ay jaamarloo ba ay nit yi ñàkk seen bakkan on a vu ce qui s'est passé ba léegi les 14 morts xaw ma 13 leeraluñ ko seen i njaboot am na ñoo xamante ni am na ci amputation gis naa ci sax ba léegi ñu ci def ay témoignages di woote en tout cas jeunes yi ñi nga xamante ni comme ñoom leen di woo donc li am solo ba am solo mooy manifestation bi moom li war mooy nañ ko autoriser nit ñi def seen rassemblement li constat bi mooy mosuñ fee autoriser une manifestation mu dégénéré Sénégal saa yu dégénéré parce que interdiction dafa am interdiction moo dul yoon lu nga xam ne constitution moo ko maye nañu bàyyi nit ñi ñu exprimer wu librement et démocratiquement parce que bu fekkee ni yaa ko tere yow yaa semer les germes
de la violence donc pourquoi tere c'est des opposants responsables ay kilifa lañu dañuy toog dajale seen ay militants wax ak ñoom ci tolluwaayu réew mi où est le problème nañ ko autoriser encadrer ko et puis voilà on passe à autre chose. par contre germe violence bi aussi ñun acteurs médias yi aussi am nañ ci responsabilité même les mots qu'on utilise en Fatick. loolu aussi bokk na ci lii fitna je pense que responsabilité du rek acteurs politiques yi. que ça soit les journalistes ak képp koo xamante ne quand même yaa ngi ci leen war nga cee jox ci les mots qu'on utilise des fois aussi moom mooy attiser le feu et cetera wala muy inciter nit ñi ñu dem ci li nga xamante mooy violence waa cadre unitaire de l'islam aussi daan defoon nañ fi benn charte de non violence ci élection locale yi dégguma leen ci li nga xamante ne mooy élection législative yi xaw ma fu ñu ci toll. waaw je sais pas là aussi xam naa ñoom den ci jéem a indi leeral. aywa Marcel Farba Maroun. waaw du moment où c'est un droit constitutionnel je pense que après demande war nañ leen autoriser la marche donc d'autant plus que bu ñu ko autoriser le coow bi di nar a fay au fond parce que dinañ am finalement li ñu bëgg ñoom opposition bi donc comme ni ñu ko waxee rek je pense que le préfet aurait dû donner suite. waruñu woon sax xaar ci guddi bu fekkee ne bien sûr l'information relayée par la tribune elle est vérifiée dégem ñoom depuis vendredi la ñu bëggoon def seen marche. Ils avaient fait la demande depuis longtemps et puis préfet bi refusé ko sous prétexte que dafa amoon beneen organisation bu bëggoon marche le même jour à la même période. Donc préfet amoon na temps pour analyser après que Yewwi Askan Wi ait déposé beneen demande pour mën a manifester ce jour amoon na temps je pense gestu question boobu noonu et puis encore une fois de toutes les parties rien que pour apaiser li nga xamante ne moom mooy situation bi fu mu nekk nii qui est assez tendu je pense que ay dañu war di def ay compromis de part et d'autre comme ni ko fi par exemple Ablaye Wade defee woon en juin 2011 il avait finalement autorisé la marche et puis dellu woon ginnaaw par rapport à son projet de car bloquant donc je pense que comme ni ñu ko waxee rek fii Sénégal toll ak fi mu jaar ba yegg si fii pour démocratie mu préserver ko. war na mën a tax ba mu gën a def ay jéego ci wàllu boobu. Très bien ñëpp mën ci bénéficier wu. Très bien en tout cas on va suivre cette information pour vous parce que dinañ ci dellu soit ci suñu yeneen édition avec la rédaction de la télévision Futur Média 7h jot na ba tegal ay simili ñëw ci xibaar yi ci gàttal ànd ci ak Serigne Cheikh. Complètement à l'ouest ñu dem ci un jour au Sénégal un jour dans le monde